Radio. Asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen a ngi déglu Vibe Radio téeméer ak ñaar ju tomb ñett mi di jot na. dal leen ak jàmm di biir fukki fan ak juróom-ñeent juin 2022 ni ñu ko defee ay bés bi nekk seen émission hashtag news di dalal tey ji nag Momath Cissé di vice président bu ASCOSEN du fi gan macha allah saa ñu ko soxloo ci intervention ak it ñëw plateau bi yëpp moom mi ngi fii tey nag moom moo fi taxawal ñi nga xamante ni moo di ñun ñi di way jëfandikukat yi sëñ bi Cissé ñu ngi lay wax dafa dal fii ci Vibe Radio. Fall maa ngi leen di gërëm di leen sant ci invitation bi ngeen may defal moom mën a jàkkaarloog askan wi. waxtaan ak ñoom ci nga xam ne moom li ay di jàmbat. aywa ak moom incha allah lool di ay di jàmbat nag moo di li ñuy jëfandikoo ñu gis ni fi mu ne nii nag yéeme na lool bu baax a baax foo laal ma ngay metti am na yoo xamante ni ñu ngi koy gis am yoo xam ne gisuñu ko njëgu dund gi metti na lool incha allah loolee la ñu fas yéene waxtaanee daanaka ci émission bi yëpp waaye nag ay bés bi nag nañ indi benn hashtag bi ci gën a fës nag ñu tànnal leen ko moo di Ousmane Kabiline Diatta buñ ko waxee xam naa seen xel dina dem ci ki nga xamante ni moom la procureur wax ni moom la ñu jàpp ci juróom-ñetti fan ci weeru juin bi ñu génn ci manifester bu coalition Yewwi Askan Wi ñoom ñoo ko doon amal procureur nag moom nee na jàpp googee ba mu ko defee ba noppi ubbi na ci benn information judiciaire moom Amdy Diouf mi nga xamante ni ci conférence de presse nee na rek daal kii nii di Ousmane Kabiline Diatta ni moom mi ngi bokk ci li ñu naan MFDC te nag nee ñu fa mu bokkit yéeme na lool ci bëj saalumu réew ma waral nag moom ci boppam daal nee na fi mu ne nii la am na ay digle yoo xamante ni jox na ko rek yoon ngir ñu def seen ab liggéey ñu teewlu ko gannaaw àllarba ba mu doon janloog taskati xibaar yi. jàpp bi nag yombul ndax laajoon na ay xarala yu bees yu taxaw jumtukaay yu am solo ci xarala yu bees yi laaj na aussi taxawaay bu mot sëkk ci enquêteurs yi gendarmerie ak force de sécurité yi nga xam ne ñun ñëpp amal nañ leen njukkal biñ ko repéré ci Sindia moom ak ñeneen ci bi seen biiri jëf seen biiri waxtaan ak seen biiri préparation pour ñu ñëw Dakar fekkee manifestation bu fi waroon am ñoom tam ñu jël seen motukaay di leen géolocaliser di ko géolocaliser ba mu jaar Kaolack jaar Mbour egsi Dakar ba yàlla def waa brigade de recherche jàpp ko après jox ko waa section de recherche de la gendarmerie dinañ jël suñu motukaay pour que moom si boppam ñu traduire ko devant des juridictions et ñii nga xam ne jàpp nañ leen ñii nga xam ne daw nañ aussi on va mettre tous les moyens de l'État tous les moyens des forces de sécurité et de défense pour ñu jàpp leen fépp fu ñu mën a nekk pour ñu tardé enquête bi tam war na wax toute personne boo xam ne nit koo xam ne tax nga ci ni A ni ci Z avec rebelle yi ñu poursuivre le traduire le devant des juridictions pour nga répandre ces actes parce que pour nous de notre point de vue il peut pas y avoir ni d'intouchable ni d'impunité képp koo xam ne tax nga ci venue rebelle yi fii ci Dakar muy ni A ni Z de façon directe ou de façon directe notre devoir te dinañ ko sàmm ñu fexe ba enquête bi leeral lépp ku ci tax ñu indi le tribunal àtte la comme il se doit dans un état démocratique qui respecte effectivement les droits de la défense pour atteinte à l'autorité de l'État mooy képp ku bëgg a sayfaane autorité état bi ak institution état bi dinañ ko topp aussi ñu ngi topp ngóor si aussi parce que bokk na ci mouvement boo xam ne insurrectionnel li tubaab dox insurrectionnel jàpp nañ ci aussi def na loo xam ne mën na compromettre sécurité publique bi. procureur Diouf moo doon àddu ngeen di teewlu monsieur Cissé defe naa keroog procureur bi muy wax déglu nga ko de. déglu naa ko itam fii daf ne mouvement insurrectionnel la waaj bokk. mais dégguma fu mu ne li ñu doon def ci place de l'Obélisque insurrection la mais waa ji bokk na ci mouvement insurrectionnel xam naa nag looloo tax ñu jàpp ko waaye bu ñu ko jàppee ba pare tontu bi mu tontu méngawul ak caractéristiques yi ñuy wax ci waa ji ndax waa ji niñ ko présenté góor gu dëgër la te góor gu dëgër buy demee bay tontu du wax ay jënd xarama fi indi woon nag jënd ay daal man foofu xaw na maa jaaxal tuuti ci cohérence ba tax na fi nu toll nii nañ xaar rek ba fu mu may wanent di mu jëg bëtam loolu la ñu xaar fi ne nii waaye c'est-à-dire li tax ma indi hashtag bi mooy que ni est-ce que vraiment jamono yi nga xamante ni comme ni ñu koy faral di waxee les nerfs sont tendus est-ce que vraiment c'était le moment propice pour def genre conférence de presse yi pour indi di naan da ngay leeral ak lëndëmal. gis nga politiciens yi ëpp ñu ñoo gën a néew waaye boo xoolee opposition ak pouvoir dañuy ku ci nekk day bombe la tos
à quelle fin ñoom ñoo ko xam mais li wóor mooy jamono métti na métti goo xam ne tey jii li ñu waroon préoccupation première mooy fépp fu ñu toog di wax ñu wax yëfu dund bi mais député yi tey jii même buñ la ko joxoon 2 ans rek nga mën a toog parce que 2024 dafa am élection mais tey jii dund bi dem na noo xam ne ñoom seen bopp tax na sax ñu fàtte waxtaanee loolu waxtaanee diwlin gi waxtaanee ceeb bi waxtaanee denrée yi nga xam ne sax encadré wu ñeen te bër bu set mu yokk te ñun ñoo koy fay ñoom politiciens yi ñun ñi nga xam ne duñu politique loolu moo doon débat central bi te nag ñu toog ci waxtaan parce que lépp ci waxtaan rek lay mujjee bu ñu toog ba dégg nga maam nit ñi am ñu ci gaañu ñii seeni matériel yàqu ci ñu soog a toog di waxtaan ndax Sénégal ñun ñëpp ko bokk bu fekkee dafa am loo xam ne dafa taxaw au lieu ku nekk di bomber la torse te ci juboo rek la ñuy mujjee nañ njëkkee waxtaan bu ko defee lépp ñu teg ko ci yoon parce que élection boo ko xoolee démocratie moo ko wax démocratie participative bu fekkee ne nag élection bi dafay éliminer ay nit généralement lii lay jur ba tax na fi nu toll nii toog waxtaan comme ni ko société civile waxee war na am ñoo xam ne fu mu ne war nañ cee mën a dox seeni tànk ndax boo gisee ñaar ñoo xam ne dañ bëgg a jàmmarloo nga romb leen ci mbedd bi boo mën a jaar seen diggante ku nekk nga wax ak moom mën na am xeex du am ndax ñun ñëpp benn lañ moo tax may invité vraiment à ce que ñu nit ñu ma gën a ëpp maxaama daal di wax ak ñoom ñaari camp yi ñu gën a waxtaan doxal démocratie ndax ala kulli haal vote rek la ñuy mujjee te ku nekk day woteel ko neex c'est ça élection même bu fekkoon ne 15 yëpp duggoon 15 yi ñu sélectionné woon man kamay sànnil carte xam nga man xam naa ko jeex na élection yi day wéy Sénégal day élection yi day jeex Sénégal day continuer exact kon nag nañu rafetal sànq juñu nga ko moo tax sax moo wala moo di effectivement duñ leen faral di dégg ci seen préoccupation ñu ci jiital li nga xamante ni moo di li askan wi di dund mu di jafe-jafe yàgg naa ko wax ci antenne Vibe Radio wax ni politique yi chaque fois bu ñu toogee di def li ñuy def doo mus a dégg ñu wax ni askan wi lii metti na nangam sangam kon nag monsieur Cissé ñu gis ni ci lu metti loolu ñu jëm ñuy dund ñi ngi jëm ci loo xamante ni moo di Layt el Kabir di tabaski ndax mën nañ rafet njort ni incha allahu rabbi man ak Babacar nañ am xar ci njëg gu ñu mën a am. mën nañ ko rafet njort ci analyse. ndax ku yàgg a fekkee mun a wax ne lii de daan na am kon mun na am mu jaareew na daan demee yàgg naa ànd ak ministre de l'élevage. di wër xar yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal ak xar yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew xar yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal suñu nit ànd naag ministre bi ba mu demee wër boori Fuuta li mu ñu wax rassuré nañu mooy la mu gis ci point yi nga xam ne moom la jaar boo ko nattee ci déwén nattee ci daaw fekk na fa xar yu bari wala yu weesu la mu gisoon daaw loolu kon dal na xel. mais daaw doguma la mévente bi dafa bari woon nag. mévente. waaye waaw xam nga mévente man souhaité wu ma ko. waaye nag bu amee moo ma gënal. parce que damay njort ni xëy na loolu ak lu ci yokk si moo tax lim bi xaw bu dee duñu sukkandiku ci seen ndaw li àndul ak ministre bi la mu wax. waaw xam nga moom li mu gis la wax. ci point effectivement non damay dëggal rek damay dëggal. voilà donc fi mu toll nii. li mu gis moom dal na xel léegi nag flux la maanaam xar yi dañuy dugg di dugg ba ñu ne suba la tabaski loolu xayma boobu moo koy def fi mu nekk nii teel na am mi parcours ok parce que fan yi ci des dafa bari
mais bu fekkee ne liy dugg nga xam ne mun nañ ko xayma fi mu tekk ni nga xam ne bu ñu ko xoolee at la nekkoon déwén ëpp na ko. bu continuer te amul benn dagg-dagg mun nañ wax ne da nga am xar sa technicien bi tam dina am xar si njëg boo xam ne mucc na yëpp. cependant. foog acteur bu nekk jouer rôle am maanaam yow mi nga xam ne da nga moom xaru fukki junne nga mën a am nga tànn xaru fukki junne bañ a tànn xar moo xam ne boo ñëwee ñaar fukki junne la nga bugg ko fay ci fukki junne. mais xaru fukki junne est-ce que dinañ ko mën a. waxin la. waaw. maanaam ku nekk day laaj dégg-dégg. day laaj dégg-dégg. ki nga xam ne mooy jaay mu xam ne état baal na ko lu bari maanaam tey jii ma invité état ci micro bi nga ma jox. ne ko aliment de bétail ku nekk xam ne ne cher na. torop. waaye nag bu koy def subvention bi ak quantité bi na ko multiplier par 3 lam daan joxe. oui parce que daan joxe ba par subventionné mais taxul xar daan cher ren dafa gën a jéggi day. loolu boog moo tax ma ne acteur bu nekk dama ciy taxaw. yow miy jëndal li nga xam ne moo jaadu. kii jaay na tenir compte ci subvention boobu ñu koy jox. ne consommateur bi ci poche am la war a dem. te du subvention rek la état di def ci aliment de bétail gannaaw bu mu yokkee la mu daan def ma ñaan ko état day accompagner ci ndox. état day accompagner ci courant. courant dañuy samp. te amul benn mairie boo xam ne dana la jaay. bu la ko defee dénoncé ko bu boobaa ñu roqandikam di ñaan aussi ne moment bi ñu nekk dafa am loo xam ne mooy seral xar yi. muy lan mooy tey jii intermédiaires yi. intermédiaires yi nañ ci jóg. intermédiaire dafa am à tous les niveaux. ma jël opérateur bi. dem na ut ay xaram ci dira dajale leen di xaar camion. na fexe ngir yàlla bu mu wax ak coxeur. est-ce que xam nga benn affaire. bu waroon na jar 500,000 coxeur bi dina def 200,000 muy 700,000 transport. waaw. yow opérateur biy jaay sa xar fexeel ba gis chauffeur bi ci boppam nga wax ak moom bu boobaa intermédiaire 200,000 yooyu lay teggee ko parce que bu la teggeekut boo ko tegoo mën nga koy teg. boo ñëwee Dakar wala boo ñëwee fu nekk ci Sénégal ne yaa ngi jaay moytul ma intermédiaire yi fabal say xar nga jaay ma ko directement man consommateur ndax foofu itam am na ay intermédiaire am na ñoo xam ne ci daral bi bu naar yi ñëwee. wala malien yi ñëw ñoo fay taxaw profito xar mu nekk ñu teg ci. loolu boo ko bëgg a teg xar boobaa consommateur bi day sonn bokk nag ci la mu sonnoon ndax fi mu ne lépp cher. moo tax jamono bu ñëwee dañ koy analyser froidement jéem a seet naka lañ ciy mën a génnee te liñ ci mën a génnee mooy génne ci génn ci li nga xam ne vraiment mën na cee teggeeku te du yàq mbir mi. ci ni ma la déggee nii ak ndaw li nga xamante ni moo àndoon ak ministre beeg lépp li ñu gis daal nañu rafet njortu maanaam nañu rafet njort te joxe nga vraiment ay digle yoo xamante ni bu ñu ko defee ku ci nekk di nga doo wax kenn du wax ba yaay yooyu waaye dafa am leneen lu ci xaw ñuul moo di ni ñun Sénégal dañu aadoo di gannaaw Mauritanie yaa wax sànq sax Mauritanie ak Mali ak embargo bi ndax xarim waa. dëgg la. Mali mun naa wax ne daan nañ am 7 milliards. yoo xam ne ci poche malien la daan dem waaye nag. Mauritanie amuñ problème ak ñoom. normalement tey bu ma doon Mauritanien fi mu toll nii. dama naan naa profité ci absence su Mali. bu ko defee ma feesal dell samay xar ci Sénégal ndax buuxante amatul. waaw comme buuxante amatul nag te man foog ma jaay parce que xar mi bu ma koy yar pour jaay ko la. te Laylul Kabir mooy moment boo xam ne demande bi dafay fort kon donc séntu naa foofu gannaaw suñu xar yor domestique yi. gannaaw suñu xar yar local yi nga xam ne ndé nga maam mooy coggal yi. ragal naa ne coggalu Mauritanie yi mën nañoo fees fii. mën nañoo fees beneen nit boo xamante ni dañ koy nemee ko ci wàllum
tabaski bi moo di local yooyu nga waxee ni waxuma coggali mais yar génne taxawal yi. ñooñu ñoom mi ngi commencé bari te nag ñooñu waxuma liggéeyuñ de mais niñ koy defee nag moom dafa xaw a yéeme de. naka lañ koy defee. maanaam ñi nga xamante ni mooy ñu yar ci kër yi di ko génne. waaw yooyu moom doo laal de. waaw nee ma dafa cher. waaw yii doo laal. te lépp loo gis dafa am ku ko yelloo. xam nga xar yooyu am na ñoo xam ne tey jii kontaan nañ ci yar boobu am. si. ndax am nañ pouvoir d'achat. xam nga boo ñëwee ci daral ba tey façon xar bu nekk nga fa. consommateur bi dafa am le droit au choix saa yu ko amee rek baax na. bu fekkoon ne ñoom rek ñoo fi nekk. kon muy musiba. ndax bu baax sama classe ki duñ ci mën a jot. waaye nag ñoom rek nekkuñu fi. ki nga xam ne nag moom poosam jotee na. yooyu nga xam ne mooy yar domestique bi. kooku moom bu yeboo sambalixu foofu. ndax la mu yore gis na la ko jaral. man mi nga xam ne da nga maam coggal la ma jaral. ndax tabaski nag coggal. 70% de la population foofu la ñuy approvisionné wu. bu boobaa na fi fees dell. ndax nit ñi mën a jënd. kon daal ni ma la déggee. allez-y. il va falloir que ñu seet l'aspect sanitaire. service d'hygiène ak ñoom seen. vétérinaire maanaam service d'hygiène maa ngi jéggi. ak service d'hygiène sax parce que service d'hygiène. mooy seet l'environnement du produit. waaw mais le vétérinaire. mais le vétérinaire. mooy xool mooy l'élément principal boo xam ne. jur gi mooy contrôler jur gi ndax mucc na ay peut-être. mais du yomb ak coogali de. dana yomb ak coogali xam nga lu tax. tey jii man mi nga xam ne am naa chance su ànd ak ministre élevage di wër. xam naa ne fii ba Kidira vétérinaire yaa ngi. ok xam naa ne point de rassemblement bu nekk vétérinaire te gis nga li ma ci gën a neex. mooy buñ xasee ba dugg ci camions yi Kidira wala Bakel. poste de contrôle sur la route vétérinaire yi dañuy yëg ci camions yi. waaw kon daal na xel alors. nga ñëw Ndakaaru demal stade vétérinaire nga fa. macha allah demal dara vétérinaire donc ñu gën leen a ñaax rek. te gën a yokk seen effectif gën leen a encourager. mettre le dans de bonnes conditions. parce que laps de temps la boo xam ne. liggéey bi daf ko demander. période la rek. ñu nekk présence physique. kon ni ma la déggee daal ku séeneenul incha allah di nga mën a am xar ju wàllu lekk googu ci la ñu des mu di wàllu li nga xam ne sama mbokku njegeen yi bëgg nañ ko lool mu di ginaar des na tuuti dootul am Sénégal de. waaw ganaar xam nga li ma gën a naqari mooy dañu am ay meunier ñuy def aliment de bétail te meunier xam na ne aliment de bétail 70% maïs la. tamu Hadjibou Soumaré premier ministre. woowoon na kàngam yu bari ñoo xam ne borom daraja lañ fii ci Sénégal te ñu nekk ci minoterie bi. ne leen laaj leen suuf ñu jox leen ngeen bay maïs. am na ñu ci am suuf mais bayuñu maïs. ma invité leen ne bay soble baax na bay pompiteer baax na waaye fi mu nekk nii boo ko bayee itam boo demee ci waalo bi wala nga dem ci Fuuta ba ñu ngay suul seen soble sax. mënuñu ko jaay. parce que amul infrastructure yoo xam ne moo nekk en amont. et presque autosuffisance am nañ ko bu fekkoon ne infrastructure yaa ngi boo ñëwee nag jarul ngay buuxlu yow sa cœur de métier mooy l'aliment de bétail et le blé. am nga suuf defal maïs. maïs boobu buñ fekkoon ne dañ ko def ren wala bu ko Hadjibou Soumaré waxoon ñooñu. ñu def ko mais kon tey li ñuy wax naan guerre Ukraine. li ñuy wax aliment bi nga xam ne yokku na. mais kon duñu ko yëg comme niñ ko yëgee nii. donc te loolu dafa dem ba ci suuna si. dugub bi xam nga ñun Saalum. waaw. ñun suuna. voilà dugubu suuna ñun dugubu suuna lañ ko wax. wala dugubu saaño. saaño nag amatul. waaw mais tey jii pami blé xam nga amoon na fi. naka. pami blé. c'est incorporation du blé et du mil pour avoir le pain.
war nañ ko andiwaat. man dem naa ci benn réunion boo xam ne président de la fédération des boulangers Gaye Amadou Gaye maa ngi koy nuyu au passage. qui est très 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 actif très ingénieux. bu ko ñëpp toppoon fi mu toll nii vulgariser nañ sax romb nañ fi ñu war a nekk ci composition bi blé bi at maïs bi wala blé bi at mil bi. wala blé bi at ñebbe bi. il a de bonnes initiatives. mais problème bi mooy fi mu nekk nii boo ci jëmoon tey suna amoo ko. foofu ngay teg sa loxo ñàkk sunu boobu ñu dem pause ñëwaat mu di rek seen émission hashtag news di ci dalal Momath Cissé vice-président bu Ascosen Babacar ñu dem ñëwaat. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Hashtag news sur Vibe Radio. The best radio station on Vibe Radio. Vibe Radio téeméer ak ñaar yu tomb ñett dibéer fukki fan ak juróom-ñett juin 2022 seen émission hashtag news su ay bés bi nekk ñu ci dalal gan tey ji vice-président Ascosen la di rek Momath Cissé. waxi suuna de fa lañ taxawoon sànq. fa lañu taxawoon aywa. léegi tey jii bu fekkee ne dañ ne nañu def composition mburu mi parce que blé bi mënatuñ ci jot. dëgg la mënatuñ ci jot. ah oui wala prix biñ koy jotee dana cher. du koy jar. waaw état bi mënul nañu waxante dëgg fi mu nekk nii te xoolante mënul dégg nga maam di compenser. te lii dugg wàññeeku. te boo ko analyser tey état ba mu commencé di soutenir les denrées de première nécessité à travers la douane yàgg na ceeb fayatul douane blé fayatul douane diwlin forfaitaire la loolu yëpp waroon na dugg te duggatul nga xool ne augmentation de salaire am na sectorielle. C'est normal parce que inflation am na. kon kay fi nu toll nii li mën a nekk mooy que ñu xoolaat sunu bopp ci li nga xam ne moom lañ war a def maanaam bu dee mburu mi. suna soosu ma waxoon ñu jéem koo bay jéem a jox nit ñi suuf si. bu dee maïs bi ñu jéem ko bay jéem a jox nit ñi suuf si bu ko defee ceeb bi wax dëgg yàlla def nañ ci xaalis bu bari mais foog nit ñi def double culture benn culture rek mënu la yóbbu fenn bu fi Ablaye Wade ba léegi mu la mën a waxoon tey tonnage bi. tonnage bi dafa stagné malgré que xaalis bi ñu ci dugg parce que aussi foog nit ñi def double culture bi nag am na risque. ci yàqu-yàqu beeg yooyu. mais tout de même lépp loo gis problème dañu war a toog waxtaanee ko trouver solution. et puis problème bu amul solution du am. voilà il faut nga toj ay nen. voilà defar sa omelette. xëy na yaa xaababaloon doon wax lu am solo ci wàllu blé boobe mais ci ginaar yi dama ciy dellu si ndax jàppoon ni fi mu ne nii fii ak ay man damay xam naa damay osé wax ma ni fii ak ñetti weer ginaar na amati ci Sénégal. ci li ñuy gis ak di ko dégg ci ñi nga xamante ne moo di njëgeen yi chaque jour ñu bëgg jënd ginaar. li tax ginaar di ñàkk. buñ trouver solution boobu rek dootul ñàkkati parce que li tax ginaar di ñàkk mooy cheraayu aliment bi. effectivement aliment bi la. cheraayu poussin bi ak cheraayu aliment bi boo ko combiné mun naa wax ne la demande se rétrécit et quand la demande se rétrécit l'offre aussi se rétrécit. ndax ki nga xam ne moo war a jënd aliment xam nga pouvoir d'achat am na élasticité mais élasticité bi dafay dog nit ki mun na wax lu mu neex. mais waaye boo demee ba si jëf fi. di nga xam li nga mën rek ngay jëfe. effectivement waaw boo gisee nit ñi dem ba mu yàgg ñu nekk en marche c'est parce qu'ils ne peuvent plus suivre léegi nag yow 3 mois nga wax. mais gis nga les conséquences du Covid xam nga yàgg na. dëgg la ça fait 2 ans ci ginnaaw. les conséquences de la guerre de l'Ukraine. ñëw tegu ci kawam. fi mu nekk nii Ukraine defe naa ne blé bi sampuñu ko ren amuñu jot pour. blé ba ñuy consommer. déwén xëy na. Poutine dina ko bàyyi fan yi moo fa des mais. pour te dire que conséquences yi dina mat 2 ans au moins.
waaw loolu moom xanaa di ñaan yàlla rek mu teg ci loxoom ndax moom rek moo ci mën dara ci wàllu yokk yooyu woo naa la fi ñu waxoon fii ay prix suukar bi diwlin bi pourtant jamono boobu fii lañ toog ma ni la gouvernement bi dañuy jël patate chaude bi sànni ko askan wi mais lii du dem dafa mel ne am naa dëgg ci kaw nguur gi ndax période boobu xamoon nañ ni du woon sax problème mu Ukraine bii de Covid bi moo fa jaaroon te nanguñu woon jàmmaarloo ak askan wi pour wax leen leen Covid bi moo fa jaaroon boobu ba léegi mbir yi di gën a takarnaase loo jël loo laal suukaroo diwlin à part nañ ñu après quoi mais suukaroo café woo yu sew sewaan yi nga xam moom la ñuy jënd ci boutique gu koñ yi mais meew 100 francs sax amatul. xam nga man sama rôle. mooy toujours défendre le consommateur. toujours dama naan état ay balu fetalam war jeex. moo tax moo waxoon la à l'entame que douane teel naa bàyyi ñu ne bu douane bàyyee ba mënatul a bàyyi ñu ne nañu def compensation maanaam nga jëndee lu cher léegi nga teg ma li nga xam ne di nga ko mën a jaay ci homologation prix homologué bi état rembourse la différence ci loolu la ñu toll woon. mais nag état bi guerre Ukraine bi ñëwee. problème de disponibilité dafay posé wu. bu boobaa man sama comportement mooy bala ngay naam ne fa. lu fi nekkul de kenn mënu ci dara. lu fi newul kenn mënu fi dara. xëy na café ak meew mën nañ fi bañ a nekk mais suukar mi ngi fi ba pare di manqué di cher. waaw xam nga suukar. waaw suukar dama lay wax ne li ko indi woon tension bi ba ñu koy jaayee 700. compagnie sucrière dafa ñëw. di produire nga xam ne moom rek mooy produire donc importation amatul muy sucre en poudre. Ouais. ministre bi def arrêté juum ci arrêté bi ministre du commerce. Assome Diatta maa ngi koy nuyu au passage. juum bi nag li ko indi mooy dañu intégré wuloon les frais de manutention et de transport muy erreur bu mag boo xam ne. commerçant yi ñoo. ñu baal ma mais sunu état yàggee na genre bi li nga wax ne yàggee nañ ko ci enseignant yi looloo daloon yàggee nañ ko continuer c'était juste une parenthèse man la engagé loolu da lay rattraper tout de suite. man la engagé loolu da lay rattraper tout de suite. waaw. parce que non seulement da lay rattraper tout de suite mais dina indi période de tension boo xam ne pour wàcceewaat de 700 à 600 day nekk problème. alors mais nag stabilisé wu na ba tey jii maa ngi wax ne nañu. jéem a xool comme compagnie sucrière bi arrêté na production ñu joxe quota yi commerçant yi te accompagner leen ndax bitim réew dafa cher trop te prix bi ñu homologué man moo ma intéressé muy 600 francs à Dakar tant que ñu ngi koy mën a contenir c'est bon. mais bu ñu ko continuer dañuy dem ci la vérité des prix. te bu boobaa mat na 1000 dana li doon jar 600. dina mën 1000 francs mais est-ce que dem ci vérité des prix boobu mu am maanaam la ñu soxla am gënul que ñuy def nii di xaw a comme ni nga ko di jongler ba dootuñu ko gis. tant que c'est possible. Ouais. et je dis que c'est possible. techniquement. parce que suukar dafa amoon lu ñuy wax TCI. muy taxe conjoncturelle à l'importation. kooku boo ko gisee ñu koy def. c'est pour protéger la compagnie sucrière sénégalaise mais comme compagnie bi arrêté na production moom itam dafa bokk ci importation comprendre nga li ma wax moom ngi importer fi mu toll nii ñu ne TCI bi bu ñu ko dindee dinañ mën a importer waaye nag yàlla def boobu mois d'août la woon ñu def dindi TCI bi mais valeur de référence bi nekk 510 bu boobaa mën nga importer. mais tey jii au mois de juin kenn mënul dem importation te ñu yem ci TCI bi rek TCI bi mu ngi lay jox bénéfice importateur bi 40 000 francs la tonne. ok mais foog ñu wàññi valeur de référence bi pour que nit ñi mën a dem jëgaani suukar bi valeur de référence boobu nag j'en profite vraiment ci opportunité bi ma may pour ma wax ak ministre des finances. que suukar mënul ñàkk. donc nañu xool comme TCI bi sauté na valeur de référence bi nañ ko abaissé
ba nga xam ne dégg nga maam nit ñi danañ mën a dem jëggaani compagnie sucrière dana mën a dem jëggaani te bañ a créer tension parce que jëggaani suukar mënta ñàkk parce que ki doon produire arrêté na comme li nga xam ne mënta ñàkk nag jarul ñu koy yéexal ba tension di jogati ñuy jaay suukar 700 francs ñu soog a joxe dipa yi wala quota suukar yi nañ ko joxe léegi wàññi valeur de référence bi nit ñi dem jëggaani ko bu ko marché bi du am benn tension sur le sucre en poudre. kon bu ma la déggee yéen dafa mel ni kilifa yi dañ leen boole ci waxtaan yi mais duñu jël en compte seen proposition. danañ koy jël. mais du lépp alors. dañuy yéex a jël xam nga état ñun dañuy boole ci lépp. ministre du commerce dañuy boole ci lépp. si. ministre des finances dañuy boole ci lépp. bépp activité bépp ministre dans le gouvernement da nga ñuy sooraale di ñu boole ci lépp gannaaw bu ñu waxee ba pare nag ñoom seen techniciens yi tey jii xam nga bu ma nee nañ wàññi wala de référence bi ñoom foog ñu ne attention on va c'est à quel niveau on doit s'arrêter donc techniquement xam naa ne ci loolu la ñuy nekk fi mu toll nii pour xool ndax parce que équilibre la fi mu toll nii nag attention équilibre la fi mu toll nii ba nga xam ne da ñoom itam seen yenn engagement immédiat yi ñu mun ko régler parce que dañuy perdre foofu donc am na foo xam ne foog seen techniciens yi liggéey un travail boo xam ne dañ ko danañu déglu te xam naa ne li di nga ne Cissé waxoon na ma ko ministre des finances déglu na ko. bu boobaa kay dama lay indiwaat fii rek ñu gën ko yaatal. ma gën ko gërëm ko nag. waaw te xam ni amal ngeen dem consommateurs yi. xam ne vraiment. seen liggéey am na solo. le premier protecteur. des populations c'est le président de la République. aywa beneen paradoxe boo xamante ne nemmeeku nañ ko Sénégal depuis Sénégal indépendance ba léegi ñu koy nemmeeku diwlin non seulement ñi ngi suñu Sonacos mais duñu am diwlin bu baax a baax bi ba noppi nag léegi sax dañ ko sax gisatul wala boog buñ koy gisee day seer lool muy lu ma naqadi waaw te it gerte gi fii lañ koy ndax l'huile d'arachide xam nga dañuy wax huile rek waaw mais il faut ñu préciser mais l'huile d'arachide mais buñ la waxoon caractéristiques yi amul cholestérol. yeneen yi am na cholestérol. donc bu baax bi la. c'est la meilleure des huiles. li rapport bi di wax bu baax bi la. xam nga dañ ne def nañ 129 000 tonnes de coque. ñu ne oui mais on va structurer je pense les 29 000 ou les 100 000 je me souviens plus parce que am na loo xam ne. moom foog ñu mu dem. ndax tey la nañ ko surtout. ba pare. alors ma ne c'est dommage waroon nañu jël beneen mécanisme ba bor boobu ñu fayee ko leneen te bàyyi ñu suñu diwlin ndax fi mu ne sax prix bi compétitif na ndax tey 28 000 la huile de palme bi huile de tournesol bi 8 500. le 5 litres huile d'arachide bi mën nga ko jaayee au même niveau que l'huile de tournesol. da nga ciy génn. dañu waxoon président de la République moo ko waxoon ne diwlin dañ ko war a consommer surtout l'huile d'arachide Kaolack la ko waxee woon. boobu ministre Alioune Sarr moo fi nekkoon. si lañ jëloon l'indexation de l'importation sur l'achat de l'huile de la Sonacos. mais loolu wax dëgg yàlla dañ ko war a jëfe doon des recommandations mais bon. te àdduna dafa am foo xam ne état dafa war a am une prospection une vision à long terme vision à long terme mooy guerre Ukraine bi am na ñu ko xamoon ne day ñëw de. c'était prévisible. waay Covid bi traversé nañu. fi mu nekk nii yan mesure lañ ci jël yoo xam ne leer na ne bii Covid bee tax ñu jël ko à part. takk masque. non juste pour. je voulais dire quand même que bon en conseil des ministres président jël na ne foog ñu jël une subvention de 30 francs. sur le paddy. maanaam ceeb bi. ceeb bi dinañ ci ñëw après incha allah. paddy bi. paddy laa la wax de waxuma la ceeb importé.
ceebu mbay mi. ceebu mbay mi waaw très bien. ci lañ ciy ñëw kay. ci kàttanu borom bi kon maa ngi lay xaar. waaw xam naa kon dañuy def sax transition effectivement à part diwlin bi voilà donc léegi nan la ñu mën a def nag ba diwlin Sonacos boobu ñëpp mën cee jot naka la ñu mën a def. li ñuy mën a def parce que déjà lenn dañ seet nañ ko ci Sénégalais muy man di Babacar di keneen ak keneen ñun dañoo c'est-à-dire réflexe la pour ñuy jënd lu fi maanaam lu ñu fi defarul réflexe la ci ñun. waaw d'accord naa li tax ñu mën cee jot mooy déjà Sonacos dañ ne dafay transformer te li mu yoree comme usine de transformation c'est obsolète. dafa màggat trop. ak milliards yi ma ci dégg yëpp. non ñoom dañuy leb milliards. dugal ci campagne bi milliards pour achat. loolu la mooy milliards yi parce que bu campagne bi ñoo élevage yam xam nga ñun sax élevage sax boo ko xoolee mouton local bi mu ngi commencé di augmenter wu l'offre mais daan nañu wax toujours ne ministre bu tabaski jotee foog mu dugg voisins yi ñu ñëw. alors que war nañ mën a compter si ñun de plus en plus. mais milliards yi ngay dégg Sonacos bu campagne bi jotee la ñuy dem lebi. ok ñu ne am nañ tant de milliards pour jënd gerte gi. ki la lebal kay moom ngay jaayaat gerte gi aussi. exactement. mooy loolu. exactement loolu nag moom mooy problème bi. donc fi mu toll nii effectivement bu fekkee ne nawet baax na. parce que daaw aussi faut dire que kook bi qualité bi mu waroon amu ko. donc mais bu fekkee yàlla def na nawet baax na. am na usine yoo xam ne mu ngi fii Touba bëri trop mën nañ ko ñoom nal jaay ko Sonacos mu raffiné ko def ci vitamine A. ok defaraat ko da complété daal. complété maanaam ñee def liggéey bu njëkk bi parce que fi mu ne boo demoon Touba sa yaram day daw. unité de. yëpp a taxaw production yëpp a taxaw faute de matière première. ci yàlla ñu wax leneen loo xamante ni mooy li nga wax sànq muy ceebu mbay mi man ceebu mbay mi laa koy dippee fii lañ koy defaree ak lu mu yokk aussi gis nañ ni maanaam nit mën na ko jënd ak maanaam bourse boo mën a am di nga ko war a mën a jënd mais encore une fois ñu nañ ko fi bàyyi di dem di jënd beneen bi nga xamante ni daf fi fekkul ba tey man saa ma wax ci ceebu mbay mi damay def promotion moom. Oui neex a togg neex a lekk ne am digestion ba pare léegi maanaam dañ koy defar boo xamante ni buñ ko dugalee ci sac doo xam ndax bii fee lu jóge wala fii lañ ko defaree. li ngay wax yëpp lu am la neex naa toggee neex naa lekk digestion bi facile na. effectivement te 30 francs yooyu ñu dugal ko ci tax na producteur bi dina war a sawar parce que dañ ko subventionné te jëndkat bi du ci lor. loolu ba tax na ma yëgale ne Fall man juróom-ñaari at a ngi nii ceebu mbay rek lay lekk. kazalika. saako bu jeex. ma dem uti parce que maa njëkk a def en tant que défenseur de consommateur Ascosen ñun ñoo njëkk a def la promotion des produits locaux. super. surtout le riz. parce que kañ nga dégg waa vallée bi toog na jaayatuñu. bareetul de. amatul waaye doo koy dégg dañu déplacé fu avec le ministre Alioune Sarr ñu dem CRD. gouvernance su Saint-Louis ñu ne leen importateurs yi na ngeen jënd vallée bi. bu ko defee seen quota importation heure yi yokku. d'accord. problème mu ceeb bi li mu nekkoon mooy l'accessibilité géographique. naka lañ koy jëlee ci vallée bi. andi ko ci boutique bi. ba nga xam ne yow boo jógee ko sa kër. boo ñëwee ci boutique bi da nga ko ci fekk. c'était le dilemme. loolu moo doon problème bi. mais comme l'équipe de Alioune Sarr. c'est des techniciens chevronnés. ma leen di saluer au passage. C'était la stratégie à mettre en place. ñu jóge ko fii ma ànd ak ñoom ànd ak un importateur ñu dem premier jour bi moom mu signé ne lu ñu ko jaay mën na ko jënd ca suba ga ina quoi xam ne bu ñëwalee day perte ñuy yebal seen ndaw ma di ko si Ndiaye ma di ko saluer ñu ñëw ñu signé ñoom ñu jënd la production indil ñu ko. ñu xam ne kat suñ jigéen ñi xam ne kat. lii lu neex a togg la ñun itam ñu xam ne lu neex a lekk la ba léegi fi mu ne mévente amatul.
Ouais, parce que pour dëggal ko mooy yenn saa yi sax da ngay dem ci boutique gu koñ tout le temps parce que noonu la ñu joxee ñun référence ñun mënuñoo dem ci magasin yu mag yi damay teg sam bopp fi Sénégal yi toll des fois da ngay dugg sax ñëw ñu wax la bu dijj bi moo fi des bu sew bi amul wala sax am ñëwagul léegi loolu la te ay temps da nga daan jënd ñëw fekk fa sax boo xam ne day xaw a yàqu nga ni non dooru ma ko jënd fii feneen laa koy jëndee mais léegi nit ñi ñu ngi koy def te it cherul ba léegi gis nga stratégie boobu bëggoon naa ko ñu def ko ci meew bi dana ci baax de meewu nag yi nga xam ne moo nekk ci àll bi ñun bëgg nañ ko trop mooy bi yàqu lu ci bari nga xam ne bu nawet jotee dañ koy tuur loolu war na tax ñu seet nu ñu ko mën a indee nga xam ne consommateur dox leen ci parce que ñun meew bi ñuy jaay ci sachet bi loolu du meew man bu yu ci bari boog du meew man fi mu ne bu ma bëggee meew fi mu nekk ni meewu nag damay dem ba boori Wakaam am na foofu ñeent gétt parsemé yi comprendre nga li ma la jar na ko moom mais naturellement mais l'accessibilité géographique doit être quand même résolu. sas nañ leen ko ni ngeen réglé problème mu ceeb bi. waaw parce que doguma la de mais pour ñu xam ne aussi ñun meew yu ñuy jënd meew sachet yi lu ci bari du meew. ak aussi les produits dérivés. xam nga tout produit transformé. ouais. crée une valeur ajoutée pour son producteur. moo gën. alors fi nu toll nii. mooy on doit comme ni ko PSE bi waxee on doit vraiment nous retourner vers la transformation de ces produits bu ko defee économie bi articulé wu s'il le faut les usines de transformation dem ci fi matière première bi am pourquoi pas mais il va falloir aussi qu'on ñu am benn politique bu ko mën a accompagner nga xam ne d'une manière permanente tu as toujours le produit la matière première parce que loolu mooy suñu problème aussi. bu ñu jógee ci ceeb bi ñu wax leneen jamono yee lañ doon wax naan du mën a nekk du bon maanaam gouvernement bi dafa téye ba toxti muy essence bi yokku na. essence super c'était prévisible essence c'était prévisible te man ñaawoon naa njort ñu dem ci gasoil. maara di. parce que xam nga lu tax. donc danañ ci dem. ndax xam nga lu tax. xoolal Guinée ñu ne yokk na. xoolal Côte d'Ivoire ñu ne yokk na. Mali ñu ne yokk na. bien que nag yokk bi ñu yokk du yokk bu ndaw la par rapport ak ñun. ñun moom dañoo yokk maanaam li ñu bàyyi at yëpp la ñu yokk. ñun moom dañoo dóor mu daal. stratégie la li ñu denc ci at yi ñu yokkul. mais jël rek daf ko benn yokk. mais ils ont été un peu intelligents. le gouvernement. waaw ndax bu fekkoon dañu laal. gasoil bi danañ laal transport bi. justement. danañ laal marchandise bi. lépp la ñuy laal. danañ laal courant bi. lépp la ñuy laal ma ñaan leen nag bu élection yi jàll ñu yokk de. kooku non amul ñaankee da nga koy dox monsieur Ndaw monsieur Cissé benn la sax Ndaw Cissé bon monsieur Cissé moom loolu da nga koy dox. du ay ñaan loolu da nga koy dox teg leen choc moom nopp bu baax bëgg naa mu déglu ma. bu mu xaar da nga maam def politique politicienne. voilà. jéem ñu yaakaar loo. ba ñu tàccu. mois de juillet passé élection législative yi passé ñu bàyyi lépp mu yokk ñu dem ci réalité des prix. am na solo li nga wax am na solo trop. loolu bu boobaa mënu la nekk ndax lu tax mënu la nekk. nee naa la état du jeexal ay balam. man bu boobaa invité ma fii ma ne leen. il va falloir réduire la taille du gouvernement. il va falloir réduire les agences. et aller à l'essentiel. jot na de. et surtout nawet baa ngi fi mu ngi soog a commencer. il faut qu'il y ait une volonté politique pour développer l'agriculture. mbay mi les filières. surtout les filières nutritionnelles. te aussi le consommateur sénégalais ñu sensibiliser en tant que défenseur de consommateur. je vais vous dire une chose. gis nga foño bi. ay bokk mosoon. maa ngi koy mos. ànd naag très bien. non man kay tout ce qui local. loolu laa gëm. ànd naag soos bu nekk. mani la local te nag def naa tuuti Saloum ñoom ñeleng ak ñoom seen xam naa ko. mooy ñeleng. waaw moo tax ma indiwaat loolu. waaw yooyu yëpp xam naa leen je connais. muy loo xam ne dafa am valeur nutritive. xam nga ñun Sénégal lan moo ñu lor. on a beaucoup de problèmes avec le diabète. l'hypertension. parce qu'on mange mal.
oui ceeb diwlin suukar. cette pandémie ak crise bi nga xam ne mooy Ukraine daf ñu war a jàngal tuuti. ñu change. maa ngi gis benn kilifa keroog ñu toog nii à table mu ne man sama kër fi mu toll nii diwlin bi dama leen ko rationné. ngoon luñ mën a togg sax te amul diwlin moom a gën a. macha allah. ñu ngi changé. il va falloir qu'on s'habitue. waaye yow bala ngay dank ceeb bi dank ko ba muy rogalaat. kooku war nañ koo bàyyi day rey. war nañ ko bàyyi day rey nit di kàddu yi rek Momath Cissé di vice président bu ASCOSEN buñ jógee ci gasoil dañuy wax ci courant bi li tax ma koy wax moo di ni Woyofal bi ni ñaa ngi kaas de. lu tax ñuy kaas. nee nañ daanaka lañ daan jënd mënatuñ koo jënd. non boo defaan junni. la nga daan am ak léegi boo defee junni la nga daan am bokkul boo defee ñaari junni. ki ko wax. waaw ñii ko. dama lay wax ñi ko wax. bu ñu ñëwatee ci yow. at ñi may déglu. nee leen Woyofal bi par tranche la. gis nga boo jëndee le premier ba le 5. 5000 francs. da nga am lu bari. da nga am 57. par rapport. 50 nangam. par rapport. nga xaar ba le 20. jëm 30 nga soog a jënd. secret bi génn loolu laa bëgg ne parce que bu dee passé Babacar xam nga dafa ñu ko laaxoon léegi nag génneel nga ma ko sama auditeurs yi c'est bien. yàlla xam ne du ma ko laax. non ndax li ma war. waxin la mooy toujours sensibiliser le consommateur pour mu profiter ci. du premier au 5 keroog dama jënd. yàlla def na benn anecdote yàlla def na bi ma ko xamee kon. benn anecdote keroog Babacar damay jënd junni laa dugal quoi rek mu ñëw ma ne soxna doo ma lewal beneen junni ma jënd ñaari junni mun ma la tax ma ne ko ni tey bu baax bi la c'était juste une précision. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc kadi période la boo xamante ni boo si jëndee di nga am lu baax. yeneen période aussi boo ko jëndee donc ñoom xam nañ bu baax lu ñuy def il faut que ñun aussi ñuy farlu dégg su mais yéen aussi buñ leen dul dégg ci plateau yi ñu nit duñ mën a xam aussi. boo leen ñu offrir lu tabac de plateau yi aussi vraiment ñun amuñu moyen. xam nga je vais vous dire une chose. Association de consommateurs seen engagement rek la ñuy demee. dëgg la fu ñuy ñëw. ñooy passar seen bopp effectivement bu ñuy dem ñooy passar seen bopp. donc fi mu nekk nii man samay moyen lay demee samay maigre moyen mais opportunité yi nga may moo tax may mun a sensibiliser population yi di la ci gërëm di la ci sant di sawar toujours di ñëw. non kooku moom suñu liggéey rek la ñuy def bu ñu jógee ci loolu it dañuy wax ci ndox mi ku wax courant wax ndox mi moom gis nañ ni bañ ko joxee suñu doom bàjjen yi ba léegi coow rek ngay dégg coupure yi takkat naa si facture yi moom xam naa ne du yow yaa war a régler facture yi mais yéggi na dayoo moom. waaw facture yi jéggi na dayoo ba nga xam ne biñ ko waxee. ci yu ànd ak coupure boole yu ànd ak coupure. xam nga facture yi jéggi na dayoo ba ñu wax ko assemblée ba nga xam ne SONES. bi nga xam ne mooy régulateur entre guillemets parce que du régulateur autonome. jël na benn cabinet bi recevoir nañ ko barki démb. ok yéen waa ASCOSEN. bu dee association consommateur yi. dañu woo ñu dem SONES ñu wax ñu ne cabinet bi la. ñu waxtaan ak cabinet bi jox leen suñ input. ok cabinet boobu dina ci def. muy grille tarifaire bi. pourquoi mu yokk. mais dinaa la waxal leen aussi. gis nga ki amuloon ndox. bu amee ndox facture am yokk. waaw. KMS 3 ñëw na. dëgg la. amélioration de l'offre am na. tey jii bu fekkee ne da nga miin di ubbi sa robinet rek muy xareer yi baaxul. compteur yi nga xam ne dañ leen incriminé woon. dafa am ñaari façon compteur. benn bi ñu ko étalonné baax na benn bi ñu ko étalonné baaxuloon. fi mu ne Sen'Eau def na contre expertise suma président national mu ngi Allemagne fu mu nekk nii ci contre expertise bi. bu ñu ñëwee dañ joxe résultat. incha allah mun na am ñu confirmer que contre marque boobu baaxul. bu boobaa ñu ne marque bi. parce que defoon na fi coow daaw. effectivement maa bokk ci ñi ko njëkk a analyser. ak météorologie. waaye da nga jógee semaine boobu da nga ne ma fa laa jógee ñëw ñu def émission. effectivement météorologie. donc loolu boobu ba léegi nag contre expertise bi keroog vendredi la ñu dem. non ko ñu ngi dem xaw ma dimanche la ñu dem. war a ñëw vendredi. incha allah bu boobaa dinañ andi résultat bi xaj na ñu confirmer li nga xam ne moom laa gisoon fii ci Sénégal. wala ñu infirmer wu. bu boobaa bu fekkee dañ ko confirmer benn compteur Itron dootu fi toog dootuñ ko fi tegati parce que bu boobaa baaxul dañuy seetal beneen bi ngir ñu jeexal mooy comme li ma la wax rek nee naa la dafa mel ni même ci yokk essence bi nguur gi da ko waroon ni dina yokk mais dafay bàyyi ba juróom benn at mu yokkandoo li mu waroon yokk lépp mu diis gann
beneen bi moo di ni loi yi xam nga am na loi bu fi demoon pour wàññi nangam sàngam mais président Macky Sall lu mujjee wax mooy wax ji bu ñu koy tekki mooy mënuma ci dara. moo di wax joo xam ne neexuñu ndax xam lu tax neexuñu ki la war a protéger bu ne mënul dara rek amatoo protection. c'est ça. dommage. te man li ma jaaxal daf ñu wax instruire ministre du commerce kooku ànd ak ñun parce que ñun ASCOSEN dañu taxaw ci loyer bi parce que Momar moo doon moo yore woon procès verbal temps yooyu comité bi ñu créé woon ñu am nag benn waay yoo xam ne ñu koy wax Idrissa Ba permanent la ci location bi mun naa wax ne fi mu nekk nii sax juge des loyers gënu ko xam loi parce que bët bu set mu ngi ci tribunal yi loolu taxoon na 2 reprises dernière reprise bi président ci boppam moo joxe instruction ministre du commerce ne ko tegal ci sama table yi les recommandations pour la ñu liggéeyoon ñu ba ñu doyee recommandation xaw ma dem na xaw ma demul président génn ne moom mënu ci dara bon xam nga li ci amoon mooy leen état parfois dala naan man sama politique lii la waaye defal lii pour calmer les gens man noonu laa ko analyser parce que état politique am c'était pour l'augmentation de l'offre et l'augmentation par exemple du transport boo xoolee TER bi mën nga dem Diamniadio léegi nga man Tëngéej laa dëkk léegi jeex na macha allah donc dëkk Tëngéej ñëw liggéey fii du problème Tëngéej location bi moo gën a war a moins cher par rapport à Dakar du benn cher na mais fii moo gën a exactement logement sociaux yi commencé nañ ko distribuer donc Macky Sall président loolu la gëm li mu gëm nag mënoon nañu ko wax ca bu njëkk ba parce que boo xoolee comité bi ñu defaral Mimi moo ko créé woon waaw dafa dem bu mu Abdoulaye bi mu ñëwee gëmu ko comité bi fonctionné wul et le comité liggéey bi mu waroon def benn pàcc bi rek la pàccoon mooy la partie locataire protection mais waroon na continuer ci bailleur bi donc li ñu gëm mooy politique d'augmentation de l'offre moom la état gëm ak articuler ko ci politique du transport. émission bi bu ñu ko toppee moo MAX yu Sénégalais yëpp daanaka lañu ko wax mais am na ci solo da ciy baax ñu fàtte politique tuuti wax ci nga xamante lii essentiel la parce que moom lañu doon man loolu laa gën a mën voilà Momat ñu ngi lay jaajëfal politique mënu ma ci dara jërëjëf maa ngi lay jaajëfal aywa di fàttali rek yow yaay vice président bu ASCOSEN nekkoon sunu gan tey ji di biir fan ak juróom-ñeent juin 2022 Momat Cissé di la jaajëfal bu baax a baax Babacar Kane Mamadou Fall leen jox di yéen incha allah bés bi ñu dëgmal gannaaw Vibe Radio point sn application bi ñu teew nañ wéy leen di ànd ak ñun ci Facebook Twitter Instagram sunu chaîne YouTube ak si bouquet Canal Plus numéro 557 ci kanam tuuti Anta dina ko teg YouTube jàmm ak jàmm